nga joxal ma madame le maire alors madame le maire defe naa li fi président wax ak jarul may dellu si ci question yi dégg nga question yi ma bëggoon ñu ñambaasaale ci rek ku ne pavé wax maire yi alors gis nañ dëkk bi ñu ngi koy pavé alors defe naa ni unité 26 aussi war na bokk ci quartier yi nga xam ni war nañ leen pavé parce que am nañ taxawaay bu am solo ci réew mi. waaw loolu moom balaa may tontu ci question bi damay ne sama càmmeñ bi Daouda ñun moom jigéen ñi lu ñu def rek suñ ko ñemee yoon bi rek ñoom ñoo ñu jiite te ñoom dañoo nekk góor yi jàmbaare wax dëgg yàlla ba nga xam ne ñun tamit duñu def la lu topp seen ginnaaw di leen sant di leen gërëm rek ndax koñ bi fu mu toll rek ñoom ñii la président la jam la wax dëgg yàlla ak moom EGA waaw wax dëgg yàlla ak pen ñoom daal guddeeg bëccëg fu nekk fu ñu jóg rek ñoo jiitu ñun ñu topp seen ginnaaw yal na yéen yàlla may seen taxawaay mu yàgg donc pour ñëw ci question bi li nga wax pavage moom c'est déjà vraiment calé au niveau de la mairie waaw réunion nañ ci ak ñun association ba pare ba laaj na ñun fan la ñu bëgg ñu pavé ba ñun déjà wax nañ leen am na ay bërëb yu ngeen ciblé daal ciblé nañu ay bërëb ba pare ba léegi desul lu da nga xam ne léegi nag ñu kii ñu ubbi yoon bi rek ba ñu commencé boo gisee li yëpp kale sax Covid bi la moo tax liggéey bi taxaw mais sinon heure bi ñu nekk nii waroon nañu pavé yooyu ba pare mais nag am na koñ yoo xam ne moom wax dëgg yàlla comme ni ko président waxee dañu am problème de lu mu tëddee ndox bi assainissement bi daf ñoo xoj foofu te ça demande beaucoup de millions donc on a tenu un atelier avec la commune de Patte d'Oie ak vraiment autorité yu bëri au niveau de la mairie ak AGETIP bu jiite mbir yi parce que bu ñu doon defal pont bi ñoom dañu waroon lu ñu war a njëkk a def mooy def assainissement au niveau de Parcelles Assainies suñu unité bi ñun unité 26 ak unité 15 ba dem Cambérène côté boobu yëpp dañu waroon def assainissement mais defuñu ko moo tax bu tawee rek ndox boobu yëpp mooy wàcc ñëw si ñun donc ñoom jël nañu ne engagement ne dinañu defar ki assainissement bi bu ñu ko defee pare donc pavage bi danañ mën a def ci koñ yëpp comme ni ñu ko defee unité 18 mais pour le moment mën nañu laal lépp parce que bu ñu laalee rek ndox mi day dugg ci kër yi te loolu tamit musiba lay doon donc monsieur le maire daal taxawaayam mooy lu nga xam ne Parcelles Assainies unité 26 mbébét bi wax nañ ko da koy faj boo ñëwee ni ci bopp koñ bi da nga gis foofu ñu teg foofu case fu ñu def poubelle yi yow boo fàttali ko am na temps fii suñu koñ bii dañ doon wax ne di photo ñi nga xam ne dañ doon tuur mbalit di fa nekk loolu bu ñu demee ba ñu wax ko ba mu gis ko mais loolu ci unité yëpp parcelle ñun ñoo ko am mi ngi fii saay bu la neexee nga jóg nga tuur sa mbalit muy poubelle témoin ñun la ko jox boo demee école bi mur bi dafa daanu woon yëkkati na ko ba mur bi fu mu nekk macha allah taxaw na léegi lu ci desete rek mooy eggale à l'intérieur mais mur bi yëpp pare na mais kon pour te dire que ñun mairie bi lu ñu soxal mooy population bi te lépp loo xam ne yëg nañ ko population bi soxla ko rek ñun conseil dinañ ko wax ba maire bi lu mu ci mun ma def ko te ñu ngi ko ciy sant wax dëgg yàlla fu mu tollagum de mu ngi defal lépp unité 26 macha allah ñu ngi ciy sant maire bi vraiment nga joxal ma bàjjanu gox defe naa ni dégg nga intervention aussi sa collègue yi fii ñu bàyyi la rek loo ciy sànni Cheikh Ndiaye. waaw xanaa sant yàlla rek. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bàjjanu gox yi nag dañ ci am taxawaay bu am solo ah. am nañ ci taxawaay bu am solo. waaye bala may ñëwaat ci bàjjanu gox. ba ñëwaat tuuti rek si fi Adja Khady daanele. ndax 26 nag wax dëgg yàlla. xam nga olof nee na. kaay ma boot la neexul. kaay boot ma moo gën a neex. macha allah li président di taxaw yépp ak li ñoom alaaji jam di taxaw yépp ñoom alaaji Sitor ñoom délégué ñoom ñëpp li ñuy taxaw yépp 26 tam dañoo bëgg 26 ndax wax dëgg yàlla association bi tam ba mu taxawee ba léegi ñun gis nañ ci ne ñëpp a ci sawar ñëpp a ci bëgg a bokk ñëpp la intéressé tamit di jël seen alal di si def di jël seen doole di si def di def seen xalaat def nañ fi ñaari yoon AG benn bu nekk dafa fees dell waaw monsieur le maire moo ko présidé woon. maa ngi fi woon. macha allah waaw am na solo. kon ñun ñu xam ne kon li ñuy yëngatu ci koñ bi waa koñ bi yëg nañ ko te ñu ngi ciy santé seen bopp bu baax a baax. kon alhamdulilah rabbil aalamiina ñu santewaat ci loolu yàlla bu baax a baax waaw. macha allah loolu nag di ñaan yàlla tam fu ñu ko bëgg a yeggale li ñu bëgg ci 26 li ñu ciy mébét yëpp yal na ko yàlla may. ba ñu yegg yóbbu ko fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñëw nag si affaire bàjjanu gox nga wax
seen taxawaay. suñu taxawaay si lépp nag si koñ bi. waaw waxoon naa la sànq ne la ñoo ngi si jigéen ñi di waxtaan ak ñoom pour ñuy def espacement de naissance yi ñoo ngi sensibiliser ci affaire mbalit oto mbalit moom léegi macha allah mu ngi ñëw parce que amoon na fi temps yoo xam ne nii Adja wax na ko léegi oto mbalit daf daan gëj a ñëw mais temps yooyu ñun tam dañ naan yow fajar nekk di sensibiliser nit ñi pour ñu bañ a teg salte yi si mbedd yi dañ ko daan toppatoo di ko defar ba monsieur le maire ni mu ñu jëlale fii juróom fukki xale si suñu unité bii pour ñuy baleel ñu tali bi 15 personnes pour ñu pour ñuy defar nettoyer 26 te loolu defe naa ne lu rëy la woon tamit suñu ndax suñuy doom rek la ñuy jëloon ñu ko siy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla moom it yàlla na ko yàlla yeggale fu mu bëgg affaire bàjjanu gox nag lépp loo xam ne nii moo ngi si unité bi rek ñun suñu loxo mu ngi si biir lépp luy dimbali nit suñu loxo ngi si biir lépp luy jaaxal nit tamit suñu loxo dafay nekk si biir parce que ñun fii unité bi amul fenn fu ñuy bàyyi ñu ngi si xale yi ñu ngi si mag ñi ñu ngi si bébé yi ñu ngi si jigéen ñi nekk en état de grossesse ñu ngi si ñi accouché ba pare ñu ngi si bébé yi ndaw yi xale yu tuuti bàyyiwuñu dara ñu ngi si tamit di dimbali nit ñi parce que ñun fii si bàjjanu gox yi dañ fa am benn caisse boo xam ne caisse de solidarité la koo xam ne kii am nga ordonnance boo xam ne mënu koo jënd ñun dañuy dindi si suñu caisse lu ñu amuñu nag parce que ay 2000 francs lañ fay cotiser par weer mais loolu yëpp caisse de solidarité la tudd waaw. intention bi daal am na solo intention bi moo ci am solo te intention bi tam nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp luñ ci mën ñu jëndal la luñ ci mënul tamit ñu dem uti rek ku ñu jàppale mu jëndal la sànq waxoon naa ne monsieur le maire am na ci lu bari lum ñu ciy jàppale ci loolu la ñu nekk di jàppale nit ñi di waxtaan ak xale yi ak tamit di seet nu ñuy solidarité ba kenn ku si nekk mën a jàpp si dara ci loolu daal la ñu nekk si affaire bàjjenu gox yi. président waaw alors joxal ma président bëgg naa nag ñu interpeller la ci question boo xam ni daf maa yitteel réew mi muy le problème des agressions à Dakar le problème de la drogue et du chanvre indien muy yamba drogue bu unité 26 rek loolu dafa lëmbee réew mi gis nañ ñi jeunes yu baree bari ci quartier yi dañuy drogué wu dañuy laal chanvre indien te ñenn ñi suñuy ay jarbaat lañ suñu ay dëkkandoo lañ alors ma bëggoon xam yéen lan mooy ci seen taxawaay walla lan moo war a nekk seen taxawaay ci mbiru agression yi ci mbiru drogue bi ak ci mbiru chanvre indien yi ci wàllum sensibilisation ba nga xam ni xale yi donte ñi ngi ci woon mais daañu def une prise de conscience ba génn ci mbir moomu. Excellente question parce que si tàmbali jot nga ko wax unité 26 mooy unité bu gën a mag si biir Parcelles Assainies parce que sensiblement plus de 800 parcelles suñu xaymaye sensiblement kër gu nekk nuñ koy définir mun na am fukki nit fukki bant loolu soo ko xaymee jox na la sensiblement une population de presque 8000 habitants donc Parcelles Assainies unité 26 du parcelle bu ndaw en termes de densité et en termes de population loolu nag soo ko amee si gox nga am lu mel noonu te mu bari ñu si jaxasow te ñépp xam lu tax mu jaxasow muy fan yi nga xam ne am nañu yeneen gan yu nekk ñu rax si biir dëkk bi loolu tamit nekk na problème bu mag parce que suñu defin yu bari ak ñoom duma dugg si détails yi parce que dafa am yu nga xam ne mënuñu ko di koy waxtaan mais ñépp xam nañu gan yooyu ñan lañu donc mais problème bi insécurité bi dafa nekk lu rëy parce que dafa lënkuloo ak lu bari ñooñu ñuy tudd gan yooyu locataires yi suñu doon jox sénégalais une location de 25000 ñooñu mun nañoo dugg ci kër yi jox leen 50000 ou 100000 francs de location donc loolu yow koy jox sa location kër lu mu lay fay lu bari xamuloo ban façon nit la. kon da nga jàpp ni ñun waa réew mi am nañ ci
am nañ ci part de responsabilité am nañ ci part de responsabilité bu rëy parce que nit ki looy bugg xaalis nangul nañ ko ñëpp mais koy dalal koy ganale est-ce que kooku amal na sa gox amal na sa dëkkandoo yi sécurité parce que loolu dafa am solo tamit nit ki bul séntu rek ne yow yaa ngi ci am alal mais lu muy jur ci askan bi est-ce que amal na askan bi njëriñ ou insécurité te waxante dëgg les forces de sécurité de renseignement xam nañu très souvent affaires yi et agressions yi fu muy jóge parce que sénégalais ku ko xam am na ay forme d'agression yuy am ci réew mi tey ji ku mu jaaxlewul rek waratu laa jaaxal parce que nit yi am na yu ñu musul woon tàmm ça c'était le véritable sénégalais mais pourquoi yenn yi rax ci tey ji loolu maa ngi interpeller tous les habitants c'est valable pour 26 Parcelles Assainies fu nekk képp ku nga xam ne sa locataire balaa nga koy dugal gëstul ci lu bari mais nous avons aussi notre responsabilité d'éducateur ñun ñuy borom kër yi suñu doom yi fu ñuy dugg ñu koy sëqal tamit c'est important nga nekk sa kër doo gis sa doom nga tëdd gisuloo sa doom xamuloo ci lu mu nekk tamit des fois mu ñëw jox la xaalis bu nga xam ne xamuloo xaalis boobu fu mu jóge loolu tamit ça nous interpelle ñun ñëpp tamit ci école yi tamit très souvent il y a des formes de fréquentation je sais que def nga ci liggéey bu baax bu rafet ci xale yu ndaw yi très souvent tamit dañuy dem ci école yi di tàllal ay billets yu mag xale yu ndaw yi rien que pour les appâter boobu tamit forme d'agression na amoon na jamono noonu lañ doon yóbbu woon xale yi donc nit yi war nañu di yedd seen jaboot yi képp kuy tàllal loxo képp kuy joxe xaalis buñ seen doom yi waruñu ko di koy nangu parce que réer yu bari ay xale yuy réer kenn du leen gis ci forme yooyu lay am mais nous sommes totalement ouverts et en complicité avec toutes les forces de sécurité par rapport à 26 parce que quartier sûr loolu moo gën a tax sax ñuy tàmbali liggéey gardiennage bi en complicité avec la mairie parce que ñu ngi sant Dieu merci machallah mais il existe des formes d'agression et notre panel nous aide beaucoup parce que on a un panel aussi des habitants de l'unité 26 donc mu nekk un panel d'alerte panel bu nga xam ne day informer sur toute la situation de 26 donc en un temps record lu xew 26 ñëpp dañ koy xamandoo ñu nekk en alerte et de facto nous informons la mairie le commissariat ou la gendarmerie donc ñu ngi ci liggéey boobu on fait toutes les sensibilisations ñu ngi ci véritablement gox bi daal nous sommes en alerte ñu xam nañu ne quartier bu nekk am na lu nga xam ne y aura des déficits des défaillances mais nous savons tenir le cap pour la sécurité de l'unité 26 si loolu la ñu nekk ñu ngi ci nag véritablement di leen di sant tout le quartier parce que lu xew ñoom ñëpp koy bokkandoo daal. lu xew ñoom ñëpp koy bokkandoo alors Diam Fall toujours rek question bi mooy jëm ci wàllum drogue ci wàllum yamba jëm ci wàllum agression yi lan nga yaakaar ni mooy saafara bi parce que loolu. lëmbee na réew mi rawatina unité 26. waaw Tafa. comme ni ko président waxee rek ñun association bi. boo gisee ñu formé ko. loolu lépp ci la bokk liggéey loolu ci la bokk aussi. toujours ñu ngi ci waxtaan di jéem a xool lan moo koy saafara. boo gisee par exemple ñu def kii bi ñu def sécurité bi ñuy def ci koñ bi yemul ci par exemple rek sécurité kii bi guddi ak yooyu. dañ ci yemaale pour. jàppale ci koñ bi ba du fiy dugg dañ koy xam ba yenn problème yi man li saafarawu ci koñ bi loolu moo tax lu bare ñu ngi ci liggéey association bi daal ñun koo ci gis da ngay mel ne rôle chef de quartier la parce que ñun xaaruñu lenn ci par exemple loo xam ne nii nit ñi dañ koy kii ci chef de quartier bi parce que dama ni quartier bu bëggee dox ñëpp a jàpp ci liggéey bi te ñun association bi dañoo ñëw toog taxawaay boo xam ne nii ñun ñëpp dañuy jàpp ci liggéey bi koo ci gis rek mën na ni day jouer rôle chef de quartier parce que kenn dong dama koy wax toujours ci réunion yi naa leen quartier bi unité yi na ñëpp wut association bu mel ne bii waa unité 26 wut
parce que soo ko defee bu ñëpp jàppee rek liggéey bi di dox parce que ñun panel bi ñu def aussi lu am solo la parce que lu xew ci koñ bi dañ ko yëg te bu ñu ko yëgandoo dañuy jéem a xool lu ko saafara ñu def ko loolu daal mooy suñu liggéey boo xam ne ni vraiment association bi mi ngi ciy liggéey bu baax. Daouda. Alors même question. waaw association bi moom mën nañ ci lu wax lu bëri parce que association bi comme ni ko ñi ma devancé wax dem na ba am na ay quartiers yoo xam ne sax commencé nañu bëgg a copier ci association habitant unité 26 yi bu ma ci joxe comme exemple rek mooy waa unité 24 ñoom à travers le délégué de quartier ñuy commencé xool Birane Ly ñuy commencé bëgg a xool nan la ñuy waxtaanee pour mën a copier idée wu unité 26 donc loolu ñun dañ koy rafetlu. mais yaakaar nga xeex drogue bi yamba bi dana yomb. bon je pense que du yomb nag mais ñun ñu ngi ciy def jéego parce que le fait que ñu oser taxawal quartier sûr peut-être loolu bu demee ba taxaw dina am lu mu ci wàññi te duñ ko taxawal rek autorités yi bàyyi ñu parce que dañuy liggéey de concert ak commissariat dañ ciy liggéey tamit avec la municipalité donc tey bu ñu amee gardiennage mu nekk benn gestion de proximité pour gérer la cité par rapport à la sécurité yaakaar naa dina gën a yomb parce que tamit def nañ ay réunions yoo xamante ni dañu impliquer tous les acteurs de passage di remercier le colonel Diallo di remercier doyen Sitor Ndour ancien douanier à la retraite ñooñu ñëpp ak ñeneen ñu toog waxtaan ku ci nekk génnee sa expertise ñu xool naka la ñuy mën a gérer la cité dans le domaine de la sécurité ba defoon nañ sax ay zones diviser ko en 6 zones jàpp ni que buñ ko defee dina gën a mën a indi benn facilitation par rapport ak nan la ñuy mën a tëralee points yi nga xam ne ñoo gën a sensible donc loolu tamit lu am solo la ñu taxawal 7 kiosques ci 7 kiosques yooyu ñu envisager former 34 agents parce que bi première phase bi la rek mais xam naa dina am ñeneen ñoo xam ni dañ leen mën a renforcer waale pour que vraiment muy am ay suppléance parce que poste bu nekk war na am 2 nga xam ne ku dem repos wala nga am indisponibilité am keneen ku la mën a suppléer donc loolu bu ñu osé tey def ko yaakaar naa ne bu demee ba yemb ba ñu nekk en activité dina am lu mu wàññi ci mbiru insécurité bi. Madame le maire alors question yamba bi drogue bi ak agression yi est-ce que yéen ñi ngeen xam ni yéen a di ànd ak man monsieur le maire ci commune bi est-ce que warul leen di gën a bàyyi gët la question de l'emploi parce que gis nañ xale yu bëree bëri ñàkkum liggéey bi moo leen di dugal ci mbir yooyu aussi. mairie bi ak état bi également. non Moustapha man soo ma nee ñàkk liggéey. non man mënuma ànd ci loolu de. agression ñàkk liggéey. ah parce que nit ki mën nga parce que ñu ngi toog vraiment war a régler yenn soxla yi amuñu lu ñu def. amuñu lu ñuy def mais y a pas de sous-métier de comme monsieur le maire ni mu ko waxee toujours. nit yi dañu bëgg xale yi dañ ma gis daal dañu bëgg rek nekk ci ginnaaw bureau. mais Moustapha jaay liggéey la. gardiennage bi ñuy wax ni liggéey la. liggéey soo ko bëggee rek da nga ko def. y a pas de son métier. y a pas de son métier. mais boo ne da ngay xaare pour ñu jël la nga nekk ci ginnaaw bureau. waaw boobu tamit vraiment. nekk na loo xam ne tamit defe naa ne kenn mënul jox ñëpp bureau. mais man lu may ñaax jeunes yi rek mooy ne du drogue bi moo leen di jëmal kanam. du agression moo leen di jëmal kanam. mais loolu maa ngi ciy ñaan tamit suñu morom jigéen ñi comme man ñu dugal suñu loxo. enseignants yi nga xam ne ñoo leen di jiite seen ci école di leen jàngal ñu dugal seen loxo parce que lii lu ñu soxla tey pour xale yi pour ñu génn ci mooy il faut sensibilisation de base. mooy borom kër yi bañ a daw responsabilité jël seen njaboot di waxtaan ak ñoom di leen teg ci yoon. bu ñu demee école ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñu teg leen ci yoon di leen jàngal parce que xale tamit day déglu mais bu ñu leen bàyyee ak média bi rek ñuy xool li nekk ci télé bi. di xool lu nekk ci internet bi ci seen portable yi mais loolu la ñuy appliquer. dañ koy copier parce que boo xoolee jamono bu yàgg bi loolu amul woon Moustapha parce que ñun amuñu woon réflexion boobu wala xalaat ba wala temps boobu pas internet. non benn télé moo fi nekkoon. ba pare suñu waajur toujours dañuy doon jox li nga xam da ngay liggéey ba nga xam doo tal leneen. boo defee li nga pare ñu ne muy góor am nga li ngay liggéey muy jigéen am nga li ngay liggéey ci biir kër gi. dañ lay occupé boo doo tal mais tey xale yi defatuñ dara
ñu femme de ménage ñooy def lépp donc am nañ occupation bi nga xam dañuy am jot pour seetaan télé pour nekk ci seen WhatsApp bi donc te loolu nekkul éducation bi nga xam ne mooy tax xale yi mën a jàpp lu baax man daal lu may ñaan mooy nañu gën a dëgëral éducation de base bi pour xale yi génn ci lu ñu nekk mais man du ma gëm ne parce que amuñu xaalis wala liggéeyuñu que moo tax ñuy def agression non man base boobu man d'accorduma ko lii éducation bi nga xam ne xale yi ñoo ko inculper seen bopp foog ne loolu mode la dañ ko jël comme xam nga dañ xale yi dañu mën a copier sa morom def na li sa morom def ni nga foon loolu mooy mode bi mais loolu tey man damay ñaan ñu génne ko seen bopp te pour ñu génne ko seen bopp il faut que waajur yi ak maître ak professeurs yi dugal seen loxo ñu def ko boo loo xam ne mooy seen combat pour xale yi mën a génn ci affaire ay drogue parce que loolu dafay nuire un pays parce que nous c'est la jeunesse bi nga xam ne moom la ñu yaakaar demee su fekkee fii lañ teg seen tànk kon ñun fan la ñuy jëm parce que on va vieillir donc jeunesse bi mooy ñëw jeunesse boobu dañuy war a teg ci yoon éduquer leen bu nga xam ne dañuy am loo xam ne responsabilité lañu def seen bopp pour mën a téye réew bi waaw loolu daal laa xam ne macha allah moom laa xalaat kaddu gi am na solo joxal ma bàjjanu gox Cheikh Ndiaye alors yéen bàjjanu gox yi lan mooy seen taxawaay ci wàllum sensibilisation bi yaakaar ngeen ni sensibilisation bi mën na régler problème drogue problème yamba ak agression bi waaw man yaakaar naa ne yar bi moo des parce que xale yi ci biir kër yi lañ ñëw a yare kon parents yi am nañ ci part de responsabilité ñoo yoree responsabilité boobu kenn ku nekk yow yaa war a yar sa doom ci sa biir kër bu génnee ci mbedd mi dina mel ni mu war a mel waaye boo bàyyee sa doom mu nekk ci mbedd mi mel nu ko neex mënoo koo yar keneen kii même ñun bàjjani wax yi bu ñëwee dañuy wax ba sonn xale yi du ñu déglu sax récemment dañu teg fi ñuy war a teg te ci biir ngay wax ak ñoom sax danga koy xam waaw ndax da ngay wax xale ba mu ba defe ne li nga koy wax mu ngi lay dégg mën naa naan mère yéen affaire yu yàgg yooyu yéen mère yàgg ngeen de dalay leer na yow ki ngay waxal nii am na lu des ci moom mooy yar waaw kon éducation de base moom la xale yi manqué te boo xoolee xale yi ci mbedd mi ñëpp nekkuñu ci mbedd mi am na ñu nekk ci mbedd mi mais ba léegi ña daan nekk ca biir kër yi ña nga ca biir kër ya waaw kon nag ñu gën a góorgóorlu ci loolu bu baax surtout ñun parents yi nañu yar sunu doom yi ci biir kër yi muy góor yi nag muy jigéen ñi parce que léegi boo xoolee xale jigéen ni ñuy def sax xale góor yi defatuñ ko xale jigéen yi am nañu fit ñime nañu te ñun ñii di bàjjanu gox yi di dugg ci seen biir di waxtaan ak ñoom xam nañ ci lu bëree bëri xale jigéen dañu am fit dañu ñime te loolu yëpp liberté bi la rek defatuñu dara ci seen portable yi dañuy nekk dañuy jàngi koo ci gis mu gàddu saagam na day jàngi koo ci ubbi saagam ay pilli la nga ca biir koo ci xool ay affaire am da ngay xam ne kii nekku si lu jaar. kon daal da nga jàpp ni parents yi ñoo ci am part de responsabilité. man daal lu may ñaax parents yi mooy nañu gën a yaraat xale yi gën nag di waxtaan ak ñoom ñu gën leen may gët doom tamit dooru sa waxtaan ak moom dooru sa waxtaan ak moom kon ñun parents yi tamit nañu xam ne ñun xale yi ëllëg ñooy suñu avenir ëllëg ñoom lañu am xale yi tamit nañu xam ne ñun ëllëg ginnaaw yàlla si ñoom lañu yaakaar ñoom it ñu am jom parce que jom mooy nit te jom loolu defe naa maam ya loolu lañ naan yare xale jom lañ la daan jàngal ba pare jom soo ko amee kenn mënu laa dugal ci lu baaxul Moustapha kenn mënu laa dugal ci lu baaxul président ñi ngi may signaler ni sax presque ñi ngi ci njeexitalu émission bi waaye am na question boo xam ni mënuma ñëw fii te duma ko laaj mooy wàllum terrain bi nga xam ni yow am nga ci taxawaay bu am solo depuis des années ñu la ci félicité ñu bëggoon rek nga ñëw un peu ci wàllum terrain bi fan ngeen ci toll. mbirum terrain bi yàlla nañu si yàlla faral ñu am si ndam. Ce que j'ai dit aujourd'hui tey ji soo gisee ma nekk si association bi terrain bi moo ma fi bay parce que lu nga xam ne depuis nga nekk direction HLM yàlla def la fa nga nekkoon fa directeur yàlla wërsëkal la nga ñefe ba terrain am si 26 terrain bi tey ji pendant 23 ans terrain bi ñu la siy topp ngay xuloo même ak say directeurs généraux successifs nga siy xuloo sax ak ay ministre ngir 26 pour terrain bi mun a dund mu des si 26
terrain bi nekk si liggéey 26 rien que mu doon patrimoine yi 26 bi dafa am yu nga xam ne mbirum terrain bi histoire am rek mënuma di koy raconter mais loolu moo tax tey ji dafa nekk lu nga xam ne maa ngi si ñaan lu ñëpp parce que suñu ndam la tey ji su ma amee bégte c'est l'équipe qui est là une équipe bu nga xam ne ñii su ma leen amoon terrain bi tabaxoon nañ ko. mais da nga jàpp ni dafa am ci côté autorité yi dafa am blocage pour. terrain bi en fait attribué nañ ko moo tax dafa sori comme histoire histoire bi dafa sori mais terrain bi 26 mënu koo ñàkk coow li moo si bari rek mais loolu hors antenne lañ koy waxtaane waxtaanu biir néeg la waxtaanu biir néeg la hors antenne lañ koy waxtaane c'est très loin parce que tey jii benn kayit moo ñu desee HLM muy permis d'occuper dégg neex na terrain bi am nañu affectation normale am nañu lépp lu nga xam ne jox nañu ko mais par rapport à la mairie dégg neex na mairie moo ñu gën a yeewaat parce que normalement façon terrain yooyu muy jàkk muy yenn terrain yu ñu doon joxe woon Parcelles Assainies attribution bi rek qui faisait foi mënoon nga tabax c'est différent que suñu kër yi soo amee sa kër foog nga am permis d'occuper pour nga tabax mais mairie dans sa légalité monsieur le maire am disponibilité pare pratiquement sax si ligne budgétaire am bi nangul nañu pour mu defaral ñu terrain pour mu tabaxal ñu terrain année bii ñu nekk nii budget bi ñu nekk nii am na lu nga xam ne mairie programmé nañu loolu am na solo pour démarrer les travaux de construction du terrain mais il faut ngeen jot permis bi il faut que ñu ngeen jot permis bi mais loolu nag dama si wone une disponibilité très forte le directeur technique de la mairie même démb sax maa ngi si waxtaan ak sama soxna directeur technique mairie bi nee na suñu amee jafe-jafe pour kayit bi naa delluwaat man ak moom ñu toog mu xool ban pexe la ñuy defal mais mu nekk lu légal en conformité ñu jéem a xool nu ñuy dégager budget bi ñu commencé tàmbali liggéey même monsieur le maire décidé woon na sax pour déguerpir ñu fa nekk monsieur le maire pare na pour déguerpissement pour liggéey bi tàmbale am nañu suñu benn ku nga xam ne mu ngi ci biir association bi qui a une grande disponibilité monsieur Ba mu nekk turandoori directeur général kooku Mamadou Ba jot na gis sax directeur général bi par rapport à l'évolution du permis d'occuper tey ji permis d'occuper bi su taxawoon rek terrain bi di nga bokk ci inauguration bi seen chaîne bi dinañu ñëw vous serez les premiers invités là tu as l'information de taille permis d'occuper rek la ñuy xaar à travers votre télé nous disons fermement et nous faisons un appel au directeur général des HLM Diagne Sy Mbengue que nous saluons au passage mu dimbale ñu parce que terrain bi patrimoine la dafa bari histoire te terrain bi waa 26 teg nañ ci seen bakken kon lum ko mun a yombal mu jox ñu ko jox ñu kayit yi loolu moo koy njëriñ moo ñuy njëriñ parce que dëkk bi toll na fu nga xam ne yëngatu quartier wala yëngatu ci réew mi ñaanuñu ko pour que ñu delloo ñu suñu terrain bi dans la plus grande légalité et le plus urgemment possible parce que duñu am fonds de la mairie bi tamit ñu nekk bloqué par rapport aux HLM bien que c'est ma société que j'aime qui m'a tout donné mais li affaire de quartier la nañ ñu dimbale c'est l'appel là j'y tiens beaucoup looy mun a jàllale loolu na jàll waa HLM le directeur général nañu jox suñu permis d'occuper mairie est disponible pour que ligne budgétaire bi ñun tamit ñu commencé tabax parce que lu ñuy tabax centre socio-éducatif et culturel la moo mun a njëriñ quartier bi yëpp même les quartiers environnement parce que nous voulons laisser une empreinte loolu daal HLM laay ñaan avec le DG. suba moom bu neexee suñu borom danaa entrer en contact ak le directeur fexe def ak moom émission uniquement une émission spéciale ci le terrain aux Parcelles Assainies loolu moom je vous le promets. ah bu ma génnee fii sax léegi
dinaa commencé def contact yi incha allah balaa maa tëdd ci guddi gi alors ñëw nañ ci émission bi fu mu jeexee balaa ñoo tàggatoo rek damay delloo kàddu gi Jam Fall mu ñëw un peu rek ci. seen lumière des fois day paan pour ñu ci jàppale te moom mi ngi ci vraiment kon boog ñu ngi koy gërëm. tàggoo Daouda pour aller un peu ci problème terrain bi ñu ba pare ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw lu may wax rek Tafa mooy terrain bi dafa amal solo unité 26. boo xam ne directeur bu fa nekkoon moom moo ko bindaloon président actuel association bi wat ko di ko terrain bi seete nañ leen ko léegi nag lu ci des mooy ay problème administratif la li nga xamante ni dañuy fexe pour mën a def permis d'occuper bi pour mën a permettre ni war nañ ci terrain bi rek ñu mën a am benn pièce matérielle boo xam ne moo ñuy permettre ñu mën ko def leneen li mooy par rapport ak école 26 tamit fàtte naa ko sànq jotoon nañ fa def reboisement dans le cadre des activités question de l'environnement. am ngeen ci aussi taxawaay bu am solo. association bi à travers le président relation eaux et forêts ak benn dame boo xamante ni tamit ñu ngi koy remercier de passage muy Pël Gueye ñoom defoon nañ démarche ba trouvé woon ay plantes bu ñu demee ba jugé nécessaire ni que dañ ko naroon jox les populations il s'est trouvé ni que population bi tamit ñi ci répondre favorablement pour mën a am ci garab yi nombre bi bëriwul woon on a jugé nécessaire comme école bi tamit dafa nekk benn lieu boo xam ni dafa war a mën a am benn cadre bu am solo ñu ne léegi pourquoi pas ñu dem reboiser ko foo xamante ni lieu public la ñëpp bokkandoo donc de passage tamit loolu ñu ngi remercier le président di remercier tamit tous les membres de l'association leneen li mooy tamit par rapport tamit au poste de santé parce que tamit poste de santé bi moom comme may secrétaire exécutif bi de passage damay remercier tamit les bàjjanu gox bàjjan Cheikh Ndiaye Diop toogal leen fii parce que ñoom dañuy liggéey dans le bénévolat te ku ne bénévolat xam nga dafa métti mais toute activité sanitaire bu am ci quartier bi ak leneen ñoom dañ ciy waslu seen ak pour ba mën a venir en net les populations ak les familles surtout les familles vulnérables de passage tamit ñuy remercier tamit la municipalité des Parcelles Assainies en l'occurrence le maire parce que boo gisee tantôt ku tudd sa ku wax sax dina ko tudd parce que la mairie est la première partenaire de l'association donc président waxoon na ko sànq on est apolitique mais ku ñu defal tamit ñu jaajëfal ko ñu ngi lancé tamit un appel à tous les autres wala toutes les autres autorités yi nekk ci quartier bi képp koo xamante ni bëgg nga jàppale association bi ubbi na la sa ay buntu mais favorablement le maire heure buñ ko sollicité daf ñuy répondre favorablement yéen tamit TMS TV de passage tamit ñu ngi leen di remercier vraiment di leen di wax ni tamit seen liggéey rafet na yàlla na tamit lépp lu ngeen soxla ci en terme de développement yàlla defal leen ko di remercier tamit Thierno Moule Sow de passage merci joxal ma madame le maire. merci donc man ci li ma mën a wax ci affaire terrain bi damay remercier président bi rek ndax tey bu toogee ba ñu wax terrain bi ci moom la sotteeku moom moo am initiative boobu terrain bi nekk ci loxoom am ci taxawaay bu am solo nag depuis 23 ans téye kayit bi mooy ci wax dëgg yàlla bañ ñu mu rëcc te kayit bi sa rëccul macha allah li ci des rek mooy comme ñu koy permis d'occuper buñ ko joxee parce que ñun déjà au niveau du conseil municipal voté nañ budget ba pare ci paquet seen nañ ko dugal ba accepté nañ ko signé nañ ko léegi këyit boobu bu ñëwee rek c'est pour démarrer les travaux incha allah rabbi ñu ñaan ñu door ko ci bismillah eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ndax su paree day nekk loo xam ne njëriñ population bi la Moustapha ndax ñun amuñu lu suñu njaboot te li ñuy liggéey ni pour ñoom la waaw danañu mën a ñun déjà les femmes ñun am nañu ay machine boo xam ne bu ñëwee danañ am ay formateurs yu ñuy teg pour jeunes filles yi ñu jàngal leen ñaw danañ am foo xam ne foofu la jeunes yi war a mën a defee seen réunion même ñun ñu jigéen sax fu ñu mën a def suñuy réunion parce que bu ñuy defee réunion si kër yi lañ koy defee association dana mën a am fu muy defee réunion donc centre bi ñuy ñaan ñu eggale ko si jàmm ñun ñëpp ñu fekkee saa si yombal nañu yëpp monsieur le maire yombal nañu lépp parce que lépp lu ñu fëgg foofu te mu ca mairie bi war ko mën a jox population bi si taxaw na ci tànkam waaw man conseillère municipale la foofu su madame Souadou Sy conseillère la foofu Abdou Cissé tamit conseiller ñun ñoo nekk 3 conseillers fii unité 26 représenté population bi donc vraiment taxawaay boobu ñu fi am yàlla nañ ko yàlla may ñu gën ko mun ba ñu ko mottali di la sant yow tamit sa ñëw parce que am na solo ñun liggéey nañ ba sonn kenn mosul ñëw fekk ñu fii laaj ñu kenn mosul ñëw nemmeeku ñu
mais yow li nga dox li ñoo nemmeeku nii am na solo. non ay série d'émission la sax am na yeneen émission yu ñu war a def ak yéen. waaw dafa am solo loolu moo tax wax loolu. day tax ñeneen ñi nga xam ne xamuñu woon ñun suñu taxawaay ñu xam ko ba mën a roy si ñun. te ñi nga xam ne mooy population bi nekk fii comme sama borom kër ni mu ko waxee 800 maisons dafa bëri. am na ñoo xam ne tamit xamuñu woon lu ñuy liggéey tey te xam nañ lu ñuy liggéey njëriñ bi ba fu ñu toog ku jënd woon carte membre da nga war a mën a ñëw fekk si président trésorier bi wala trésorier agent jënd carte membre wala nga ñëw bokk ci nu mu tuddati jënd pour kii bi carte sûre bu ñu war a defar muy gardiennage bi donc kontaan nañ ci taxawaay bi ngeen taxaw di ñaan seen télé bi jëm kanam lépp li ngeen mébét yal na ko yàlla mottali yéen mi ko sekk ak ñi caméraman yi ñëw fii yëpp yal na leen yàlla may jàmm ak salaam may ko njaboot bi yëpp may ko Dakar may ko Sénégal waaw te maa ngi kontaan nañ bu baax a baax a baax alors joxal ma bàjjanu gox avant may delloo kàddu gi président mu tëj et puis bu fekkee am na yenn point yoo xam ni fàtte nañ ko président xam naa dina ci revenir kon bàjjanu gox Cheikh Ndiaye ñuy am kontaante di la delloo kàddu gi pour nga tàggoo. waaw koy jërëjëf ma leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant di rafetlu ñëw di ci kontaan bu baax di leen ñaanal nag fu ngeen bëgg a yegg seen télé seen rajo yàlla na ko fa yàlla paas ngeen gis lu paas seen jot. kontaan nañ trop vraiment. waaye suñu terrain bii dañuy ñaanal président mbébét bi mu si am yàlla na ko yàlla mottali yàlla na si yaakaar tas ndax loolu du tey de loolu démb la woon loolu 98 la woon 98 99 ba léegi ñoo terrain bi yaa ngi fàttali ko jamonoy awa ba léegi ñoo terrain bi kon terrain boobu ñun ginnaaw yàlla loolu dañ moom lañu yaakaar man war nañ faa mën a jàngee ñaw war faa mën a jàngee tuub war faa war a jàngee transformation fruits et légumes jàng fa leneen ak leneen ak leneen ak leneen suñuy doom jariñu sax ñu def ci ay formation suñuy doom jariñu si ñu jariñu si ñun loolu la ñuy doyee terrain bi doy wuñu ko dara président mii si ngorom defu ko si turam defu ko si turu doomam defu ko si turam defu ko si turu doomam ci turu quartier bi la ko def te fanweeri at ak nangam mu ngi si xeex jàpp ci terrain bi rek ñu ne suñu yaakaar yëpp ñu yëg ko def ko si terrain kon nag moom mii yal na ko yàlla may ndam si terrain bala muy xeex yàlla may ko si ndam ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm nag quartier bi yëpp quartier bi yëpp ñu ngi leen di gërëm ñoo ngi gërëm ñëpp ndax benn lam du yëngatu tey ñun lu ñu mën rek quartier bi yëpp ñoo si jàpp ñu moo tax ñu mën kon ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaanal nag yooyu boo bëgg a yegg yàlla na la fa yàlla yeggal di gërëm nag man nag bàjjen gox laa foog ma gërëm sama ICP may gërëm ICP nag bu baax madame Sow mii wax dëgg yàlla satoo fi nekkoon ñuy liggéey ak moom liggéey bu rafet satu dem bu rafet bàyyi ñoom madame Sow madame Sow tamit ñun bu fekkoon ne nii bu ñuy sensibiliser nit ñi pour ñu ñëw si hôpital bi bu ñu ñëwee du leen recevoir ni mu leen recevoir wala du leen defal lu leen doy moo ko équipe am yépp kon dispensaire bi kenn dootu fi ñëwati waaw kon nag moom tam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm yaatal nañu si hôpital ba lu mu xew leen ne bàjjenu gox yi ñëw leen defal leen ma lii jàppal leen ma fii ñun tamit amuñu fayam wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal moom fi mu bëgg a yëpp hôpital bi mook président bi toog daaw na ngom mii yal na leen yàlla yeggal leen fu ñu bëgg a yegg si barke yonent bi jërëjëf kon joxal ma président nuyu nag pare gu ma de sama bàjjenu gox yi tamit dama leen di nuyu bu baax ñoom li son ndogay waaw ñoom li son ñoom ndogay ñoom dama puy ba ci ñoom bàjjen Jole Faye bàjjen Jole Faye seen taxawaay am na sama solo présidente Kani Touré maa ngi nuyu ñëpp di kontaan si ñëpp macha allah di leen wax nag di courage nañ jàpp rek yàlla tax ñuy liggéey yàlla nañu yàlla fayal ko jërëjëf kontaan nañ kon alors président ñu bàyyi la nga tëj waaye ci tëj bi xam naa ni du ñàkk am point yoo xam ni fàtte nga ko la ñu delloo la kàddu gi rek waaw comme dañuy tëj di dellu surtout sur le programme de vaccination Covid bi nous tenons à remercier effectivement responsable poste de santé yi nuñ ko waxee muy Daouda Agom EGA ak madame Sow bu yore poste de santé bi vraiment et surtout le panel de l'unité 26 parce que tey ji quand on fait le pointage des vaccinés
véritablement y a un taux de satisfaction bu nga xam ne alhamdulilah macha allah. tey ji rek maa ngi waxtaan benn panel bu nga xam ne ce sont les anciens des HLM ñu dëkk Cambérène ñu ngi ci jafe-jafe ñooñu dañu inscrire amaguñu vaccin donc ñun ñii tey ji da ngay dox rek nga dem vacciné wu. donc nous tenons à remercier l'État et toutes les institutions. loolu nga xam ne véritablement tey ji suñu amee sañ-sañ ñu nekk nii parce que ñun ñëpp dañoo vacciné wu. loolu ñun ñëpp dañoo vacciné wu fu mu nekk nii. loolu moo wone suñu tenue bi suñu distance yi et tout. donc loolu maa ngi lancé appel ñu ko deful ñu dem surtout ñun 26 am nañu facilité bi avec le poste de santé. vraiment na ñëpp dem vacciné wu. loolu maa ngi koy lancé bu baax a baax. en plus de cela man dama lay sant di lay gërëm. amul ay bourse yoo xam ni. maa ngi si doon ñëw. dama lay sant di lay gërëm si occasion yoo ma mayaale ko membre bureau bi yëpp. parce que si suñu activités yi comme noo ko waxee jot nañoo joxe ay bourses supérieures. nous avons eu des bourses supérieures yu ñu jot a joxe. avec benn institution bu mag ku nga xam ne sama jarbaat la moo ma ko may mais comme je n'aime pas faire une fausse publicité au niveau de votre télé. mais c'est pas grave parce que lu baax dañ koy fësal. voilà d'accord donc loolu moo gën a tax. nous avons c'est l'université HECM. Mamadi Kouyaté mooy le président directeur général. HECM. il nous a donné 5 bourses. Vraiment ñu ngi ko si remercier bu baax et il a marqué sa disponibilité at bu nekk mu may ñu bourse. en plus de cela président Bathie tamit jot nañoo montrer sa disponibilité Bathie Sylla pour des bourses et même des formations aussi au niveau de l'artisanat ku nga xam ne tamit loolu mettre na ko à la disposition de l'unité 26. di won tamit ne monsieur le maire si Clean Day bi il nous a recruté 15 personnes ñu nga xam ne 15 personnes yooyu minimum il percevait entre 50 et 60 000 sous le couvert de SGA qui peut confirmer le bon chiffre loolu bajeni gox Adja jotoon na ko wax léegi ni donc dafay wone ne nous tey ji unité 26 et surtout je tiens à préciser une information de taille de 1 à 26 rek a am association reconnue am association bu am patrimoine foncier 26 donc moo ko am de 1 à 26 donc loolu moo tax sa initiative bi loo ñu bëgg a may à travers le DG des HLM man su ma amee tey ji émission tey ji damay ne lii mooy sama satisfaction totale directeur général HLM que mu dégg ne population yi moom la ñuy xaar parce que dafa nekk lu nga xam ne plus de 23 ans ñu koy xaar na xam ne ñu ngi garder terrain bi bés bu nekk ñu ngi fay fanaan loolu na ko xam di ko surveiller comme du lait sur le feu. Les habitants de l'unité 26 pendant 23 ans ñu ngi si. Moi j'ai fait 34 ans de service aux HLM avec un statut fin de carrière directeur. képp kuy directeur général pour ñu juboo terrain bi bàyyi ko fi mu dund. donc tey jii duñu am le maire Moussa Sy aussi disponible ba ñu def ko ligne budgétaire avec les conseillers ñu am lu nga xam ne mën nañu koo tabaxal kayit tere ko dox tey jii. loolu moo tax le DG Diagne Sy avec tout le respect xamuma lu ko ñeneen yi di wax mais nañu jox kayit yi parce que 26 du bàyyi mukk patrimoine bi mu rëcc ko 26 du ko bàyyi mukk loolu na leer na au 26 na au bureau bi mu jox ñu solennellement suñu papier solennellement ñu dem woon ko maire ñu démarrer les travaux TMS ñoo couvrir l'événement le plus solennellement possible et dans les plus brefs délais loolu daal laa amoon di lay sant bu baax di lay gërëm. merci jërëjëf président amoon nañ vraiment mbégte di ànd ak association des habitants de l'unité 26 dégg ngeen nag ñu amal fii waxtaan bu am solo dugg ci ay thèmes yu bëri wax nañ ci problème terrain bi moom la ñu mujjee sax
wax ci problème aussi sécurité bi wax ci problème agression yi wax ci la question de l'inondation de l'emploi wax également ci question sécurité gis ngeen ni am na ay cantines lu mot 17 yoo xam ni taxawal nañ ko investir ci ay millions wala recruter aussi ay jeunes di participer aussi sur l'emploi parce que jeunes yooyu aussi chaque fin du mois dana am lu ñu leen jox utal leen ay tenues rien que pour ñuy mën a veiller ci sécurité koñ bi te defe naa ni sécurité nekk na lu am solo ci ab dëkk rawatina ci ab quartier. kon defe naa ni ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax parce que unité 1 ba 26 defe naa ni association bi mooy association bi nga xam ni dañ ko recruter dañ ko reconnaître juridiquement ba pare ñoom rek ñoo fi am patrimoine comme ni ko président waxee vraiment mu nekk association boo xam ni dafa am taxawaay bu am solo ci Dakar rawatina ci unité 26 mu nekk ay jigéen ak ay góor yoo xam ne ñu crédible ñoo xam ne ay référence lañ ci réew mi ñoo ko jiite am ci taxawaay bu am solo kon amoon nañ mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV ci waxtaan bu am solo reportage bi nga xam ne ñi ngi ñëw defe ko unité 26 ak association bi parewuñ ak ñoom nag parce que daañu def une série d'émission waxtaan fii ci unité 26 saa su ne rek bu ñu amee loo xam ni question bu ñu war a aborder rek mais également daañu topp dossier terrain bi ak le directeur de SNHLM daañu ko fekk ba bureau aussi dafa moom émission loolu moom c'est une promesse et defe naa la promesse est une dette kon nag vraiment amoon nañ mbégte di leen jox dig daje ci yeneen i waxtaan ci la TMS TV jërë ngeen jëf